أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم waxu yàlla rekk la mën a doon ñi dégg kas néew li mu doon jàng xam na ne dajale na lépp wax na ak nun wax na ak ñi tax ñu jóg yàlla ñu yàlla boole ci ansaarullahi bañ ñoo boole ci ña nga xam ne yuriduna an yutfi'u waaw yàlla ñu yàlla bañ a boole ca ñooña kon gannaaw ubbi googu Imam Babacar Sylla mi ngi ci liste bi ñi nga xam ne ñoo fi teewani dañuy def rek présentation bu gàtt ci ànd sàmm jikko yi ñëw ci liste bi te jox nag sëriñ Babacar Mbuub mu dugg ak ñun ci waxtaan wi mbokk yi ànd sàmm jikko yi ni tur wi wuyoo loo rekk ko tax a jóg mooy dañoo jóg ànd ngir sàmm jikko yi jóguñu ngir tabax jikko yu bees wala indi lu bees waaye dañoo gis ne am nañu jikko yu baax yu rafet yu ñu fi bàyyeel ñu yàgg cee naw réew mi ba ñun ñu juddu fekk jikko yooyu ñu yar ñu si xeebunu sunu bopp xeebunu ñanu ci yar muy bëgg lu baax ak bañ lu bon jikko yooyu nag ñu dem ba mu yàgg gis ne am na ñu jug ngir ne seeni jikko da ngeen koy bàyyi te ñëw jël sunuy jikko ñu ne dañuy jug taxaw ngir sàmm sunuy jikko waaye nag du kenn na koy def mais ñëpp a koy def moo tax ñu tuddee ko ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi ñett baat taxaw fa mooy baatu ànd kon du kenn koy def ànd sàmm jikko yi du Babacar Mbuub du Adama Mbuub du imam Aboubacar Faye du imam Babacar Sylla du Makhtar Sarr du mais ànd la ñëpp la du lenn kenn lépp ñëpp la moo tax lu nekku ne ngi ci biir sàmm it mi ngi ci biir turu kuréel bi sàmm bu ñu ne sàmm nag mi ngi mel ne ñag dafa mel ne jikko yi benn tool la boo xam ne mag ñi dañu koo jiyal mu sax dem ma meññant bi neex lool am aw yàqkat ay rabu xàll yu ñëw ne dañuy dugg ci biir tool bi ñu ne kon nañ jóg ñag tool bi ba nga xam ne yàqkat yooyu du ñu am accès ci tool bi loolu mooy baatu sàmm lan la ñuy sàmm jikko yan jikko yu rafet yi jikko yu rafet yi mooy bañ lépp lu bon bëgg lépp lu baax lépp luy ñàkk kersa lépp luy ñàkk worma lépp luy yàqum pénc
loolu noonu yëpp ànd sàmm jikko yi dana nañu jóg sàmm jikko yu baax yi waaye lépp luy safaan ñu sànni ko ci àll bari na nag bari goo xam ne safaan yi mënuñoo dajal lépp moo tax ñu tànn ca lenn mooy lépp lu xeetoog franc-maçonnerie lépp lu xeetoog ngóor jigéen ak lépp lu mu làmbool ci xeetu yu koy promouvoir ak ngóor jigéen moo xam ci rajo yi lay jaar moo xam ci télé yi moo xam ci clip yi moo xam ci gouvernement bi ak agenda yi nga xam ne nii ñu ngi koy tëgg te yu ci bari di bàyyeekoo tugal yooyu yëpp ànd sàmm jikko yi ne dañuy taxaw ngir ne duñu nangu lu agressé suñuy jikko kuréel bi ba mu juddoo léegi def na yaat mën naa ne 2008 ak léegi def nañ fi combat yu bare bari ci lu jëm ci wàllu sàmm jikko yi kuréel bii di ànd sàmm jikko yi ñoo liggéey ba franc-maçon yi nga xam ne ñoo waroon a def ndakaaru muy seen capital muy Refam bi gannaaw yàlla bu amul ànd sàmm jikko yi seen liggéey moom moo ko waral bari na ay clip yu ñaaw yu ay woykat defoon mu doon jàll ci télé yi gannaaw yàlla bu jàllatul ci télé yi ña defoon clip yooyu defatuñu ko ànd sàmm jikko yi moo ko sabab am na fi jenn waay ju doon liggéey ci wàllu aar li daan liggéeyam mooy day jël ay jigéen futti leen ba ñu set mu diw leen ban photo leen di leen exposé fii nii ci ndakaaru ci benn bërëb gannaaw yàlla ba mu ko daan def ay at bi ci ànd sàmm jikko yi jógee taxaw boobu ba léegi defaatu ko amalaatu ko am na yeneen yoo xam ne liggéeyu suuf la yoo xam ne kenn yëgu ko ànd sàmm jikko yi ñu ngi koy amal bu dul jëmmi kuréel bi ci kaw biir ànd sàmm jikko yi am na ci kuréel yu takku yu taxaw yoo xam ne am na yoo xam ne seen liggéey lay doon ñu bàyyee leen ñu doxal ko ànd sàmm jikko yi nekk ci seen ginnaaw mën na jeetu du ñu mel ne Jamra Mame Makhtar Gueye mi ngi ni toog ci membre fondateur u ànd sàmm jikko yi la ñu bokk kuréel yi njëkk adhéré ci ànd sàmm jikko yi Jamra ci la bokk bëri na combat yoo xam ne nii au lieu que ànd sàmm jikko yi en tant que bi imam Babacar Mbuub di coordonné mooy jug waaye Mame Makhtar Gueye mooy jug ba li ci mujj ci élection miise ak plainte bi mu ci def ak yépp ànd sàmm jikko yi dañoo ñëw nekk ci ginnaawam ndax am na loo xam ne liggéeyu ñennat la ci biir ànd sàmm jikko yi comité défense valeur morale bi nga xam ne Adama Mbuub moo ko jiite mook nitu dëgg bi Abdou Karim Gueye jiite bërki démb rek lañ dem Mbuur am na élection miss boo xam ne niki tey lañ ko fa raamal ci benn restaurant bu fa nekk nga xam ne ab tubaab a ko moom ci anam gu ñaaw gu muy liggéeyloo ay jigéen ci solloo leen col gu bon ñu nekk ca biir restaurant ba mu dem nag ba weesu loolu ne day def élection miss alxames ji weesu la ñu déplacé wu dem foofa ca Mbuur dem ba gisal seen bopp lay xew ca restaurant ba dem porté ji plainte ca procureur alerté mboolem autorité yi nekk Mbuur waaye dem ci borom restaurant ba wax ak moom loolu kuréel ci ànd sàmm jikko yi moom moo ko liggéey fi ñu toll fi may daanelee nag lu bari la mooy liggéey bii nga xam ne tey moo tax ñu daje fi dañu dem ba yëg ne léegi góor jigéen yi dañu wax ne réew mi dañ koo bañ ci sunuy luwaa waaye mu mel ne dañoo joxe bopp rocci làmmiñ gouvernement du Sénégal moo defar document bu mu tuddee Sénégal nga xam ne nii boo liiree document ba téeméeri xët la ca biir 80% la ca nekk mooy nañ fexe ba góor jigéen yaatu ci Sénégal nañ fexe ba góor jigéen yi am jàmm ci Sénégal nañ fexe sax ba ñi leen daan dóor ku leen ci xoolati ñu jël la ca na mu gën a gaawee yóbbu la ca kaso ba yow mi leen xool bët yu leen neexul teg stratégie nan lañ koy réussir jaare ko ci bàjjanu gox yi jaare ko ci ASC yi ak mboolem kuréel yi nga xam ne jigéen yi ak ndaw ñi ñoo ci nekk ñu sensibiliser leen ba ñu bàyyee fitnaal góor jigéen. première fois ci histoire Sénégal presse bii ñu dajale ci seen code bu bees bi ñu dugal ci luy tere ŋàññi góor jigéen loolu mosalaam ak yeneen yoo xam ne Babacar Mbuub dana ci dikk ci biir waxtaanam bi ñu gisee loolu ne mbir yi kat léegi mi ngi jëlaat beneen formule mooy weesu nañ naan duñ ko mos a nangu
comme ni ko sunuy autorité di waxee bu ñu leen dékkee micro Sénégal du ñu mos a nangu ngóor jigéen waaye la ñuy wax bokkul ak la ñu bind li ñuy wax ci làmmiñ yi mooy bëgguñu ngóor jigéen waaye document yi li ci nekk mooy nañu favoriser góor jigéen yi sax far bi loolu amee nag lañ ne nañu jug nañu takku nañu taxaw ci liggéeyu sunu coordinateur liggéey boo xam ne wéet na ci lool ay moyens yu néew jotam bu chargé waaye déplacé wu na jugee Ndakaaru wër mboolem 45 départements yi fu nekk ci Sénégal mu dem fa kilifa ya fa nekk yépp moo xam ci wàllu diiney lislaam la wala sunu mbokk jàngu bi la ba ci bois sacré bi la amul ku des ñëpp mànkoo ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ci biir ñooñu bu ñu ne Sénégal ne jullit yi fi nekk xam nañ ne ku ne am ngay kilifa bu ñu ne kilifa yooyu noonu lee ña ca jiitu mooy sunu xalif généraux yi ñooñu bind signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides dafa bind signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen yamu ca mu bindaat beneen document maanaam ay xët toftal ko ci signature am encouragé ànd sàmm jikko yi wane ne lii ñuy def moom lañ koy defal waaye dëggalaat càkkutéef bi ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen noonu mu ko defee noonu la ko mbokkam ma defee Sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes moom it dafa signé laataa muy signé dégg ngeen discours am ba mu nekkee xalifa ba tey fu autorité yi teew mu teew fa ak ñoom wax na leen ne arrêté leen agenda góor jigéen yi yéen ñëpp yéen a ngi rappelé wu gàmmu Tiwaawan 2018 wala 2019 bi nga xamee ne ñi ngi def cérémonie officielle ministre intérieur teew mu joxoñ ministre intérieur ne ko wax leen ci góor jigéen yi jël ci temps bu yàgg boo xam ne nii temps ba yëpp lu delluwaat ci bonaayu ngóor jigéen ak li muy yàq ba noppi nag ne leen jël leen ci ay matuwaay bi ànd sàmm jikko yi jógee seeti ko daf ne moom li ñuy dox moom lañ ko doxal ndax ci la dëkk di ko dénoncé mu bind moom it signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ko waaye yamu ca mu bindaat moom it beneen document bu mel ne Sëriñ Muntaxa ba mu def toftal ko ca ne moom it mi ngi confirmé waat signature am ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen nee naa ñaar ñi rek bu ñu waxoon doy na xalif général des Mourides xalif général des Tidianes bu ñu waxoon yóbbaale nañ mboolem kilifa yi ci Sénégal waaye yamu ca xalif bu Medina Gunaas bind na signé xalif général bu Njaasaan bind na signé xalif général bu Canaba xalif général bu Medina Baye xalif général bu Yoof mbooleem xulafaaw yi ci Sénégal amul ko des nga dugg ci association islamique yi ka jiite Al Falah ka jiite jamaatu Ibadu Rahman ka jiite Daarul Istiqaama ka jiite RIS amul mbooleem association islamique yi kuréel bu des ñoom ñëpp man koo signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen nga dugg ci association imam yi kenn desul mbooleem association imam yi man ko ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen jàngalekatu tubaab bi seen kuréel yi desul sëñ Dame Mbodj a ngi nii toog kuréel ba mu jiite ak yeneeni kuréel yoo xam ne nii ñoom ñoo nekk ci biir njàngum tubaab mi gis ngeen keroog daje ba ca le 23 kenn desul ci ñoom ñëpp mànkoo signé dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ba ci médecin yi seen kuréel yi leen jiite ñoom it bind signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen étudiants yi seen kuréel yi leen jiite mànkoo ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen jàng bi tudd naa ko kenn desul Sénégal gépp léegi rek professeur Malick Ndiaye mu ngi ma koy wax ne bu fekkee ne benn cause jug na ñett ñi dëppoo ci mooy Sénégal gépp dëppoo nañ ci jullit ñi dañuy wax pourcentage chrétiens yi ñu wax pourcentage beneen bi des mooy ñi gëmul benn diine te ñett ñii ñëpp ci ñett xaaj yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci cause bii ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen jullit yi nee nañ wëy dañoo bëgg ñu criminaliser ko catholique yi nee nañ wëy dañoo bëgg ñu criminaliser ko waa bois sacré ba nga xam ne gëmuñu benn diine nee nañu wëy dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen kon kan moo des ci Sénégal ñëpp mànkoo nañ ne dañoo bëgg ñu criminaliser kon léegi defe naa gouvernement du Sénégal ci njiital président Macky Sall warutoon a xaar sax ànd sàmm jikko yi di def proposition de loi mais moom moo waroon a def projet de loi en tant que président ko ñu jox sañ-sañ bi
ne kat dégg naa sénégalais yi amul ku des unanimité dëppoo nañ ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen man en tant que seen président bi leen jiite fekk si naa leen ci seen càkkutéef danaa def projet de loi bi danaa ko yóbbu assemblée danaa wax député yi nga xam ne dinañ ma déggal ñu voté ko waaye gannaaw loolu defagu ko ubbil nañ ko yoon xàllal nañ ko yoon mooy projet bi incha allahu taala pare na buñ jógee ci conférence bi semaine bii ñu jëm assemblée la jëm ñi ngi toog nag bu boobaa ñun ñëpp ne leen ñoo leen yónni waa yàkkamti nañ leen loolu la ñuy wax député yi ñoo leen yónni yàkkamti nañ leen yéene nañ leen nag ndamul ñoom ñu jàllale ko yéene nañ leen ko te loolu la ñuy sàkku te loolu mooy suñu plan A bi ñuy sàkk seeni wuñu bee A bi mooy day jàll ala kulli xaalis kon ñi ngi jéggalu ci guddal bi. asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. mbokki Sénégal mbokki réew mi ñoo ngi nii ci cëppaandawu liggéey bu ñu sumboo toll na ci ñaari at walla mu manqué ko tuuti sumboon nañu ab naal boo xam ni am na lu mu wane ci réew mi mooy mboolem Sénégalais yépp ànd nañu ak ñun naal boobu mooy dakkal agenda LGBT bi yaatal mbiri góor jigéen yi ci réew mi ak nag wut ab loi boo xam ni dana ko tere ci réew mi taral daan yi sunu collectif bii di ànd sàmm jikko yi lu ëpp juróom fukki kuréel ak nangam séq ko mu dolleeku ci lu ëpp juróom fukki kuréel yoo xam ni day liggéey ak ñoom jeexal na ab tournée boo xam ni dafa doon wër réew mi bàyyiwul benn gox ngir waxtaan ak askan bi ci mbir mi nga xam ni mooy mbirum LGBT plus ak dëppoo am ci ngir war a dem fa nga xam ni mooy pencum ndawi réew ñi ñu koy wax ngombalaan ngir ñu am fa ab loi boo xam ni dana tere mbir mi te dana dakkal itam jëf ju ñaaw ji nga xam ni dëppoowul ak suñu ngëm-ngëm waaye dëppoowul ak suñu aada ci biir jéego yooyu am na ci jéego bu fesoon muy bisub 23 mai bi nga xam ni sénégalais yépp ñoo maase taxaw ngir wane ni duñu nangu mbirum góor jigéen ci biir réew bi ca booba bis mbooloo mi kàddu gi ñu yëkkatiku woon ak fi nu jëmoon mooy nanu jóg te jéem a nag sàmm suñu penc mi te sàmm yi tamit suñu askan wi rawatina nag ndaw yi nga xam ni xamaguñu xàmmeeguñu te gis nañ ni lu ëpp ci ñoom lañu jublu ngir tàbbal leen ci mbir mu ñaaw mu bon mi loola bokk na ci lu bari lu ko firndeel am na journaliste bu ma ko laaj démb wala bërki démb ni ma sénégalais yi bëgguñu mbir góor jigéen kon soxlawul ngeen ciy sonn ma ne ko yow mën nga ko bañ ma bañ ko man mii waaye mënumaa garanti ni sama doom dana ko bañ ndax coow li fi amoon fële ca sal yi ngeen dégg ko te UNESCO ñëwoon fi am ab liggéey bu mu fi doon def si muy benn atelier de validation gis ngeen document bi mi ngi nii mbooleem ndaw ñi nekk ci biir àdduna tàmbalee ci am juróomi at jëm ci fukki at ak juróom-ñett de 15 à 18 ans ñoom lañ ciblé
ngir ñu nangu mbirum góor jigéen te sunu doom yi ñoo ngi ci école yi ñun ñi dañ fiy xal sa te jóge may fàttali ni lii réunion de validation la woon lu ñuy valider xanaa waxtaane nañ ko ba pare réunion de validation la woon loolu gouvernement bu Sénégal mi ngi ci yamuñu ci loolu gouvernement bu Sénégal bi syndicalistes yi ñoom daam c'est l'occasion ñu ndokkeel leen Dame Mbodj c'est l'occasion ñu ndokkeel leen G20 G7 ñoom ñëpp ñu am ci ay taxawaay mais lii manuel bi gouvernement bu Sénégal moo ko tëgg manuel bii du UNESCO tëgg gouvernement bu Sénégal moo ko tëgg fukki session ak juróom-benn lañ ci waajal pour suñu doom yi am juróomi at jëm fukki at ak juróom-ñett wax leen jàngal leen septième session bi mooy lan mooy genre huitième session bi droits et lois lan la texte yi du point de vue national ak international wax ci loolu ba xale bu ndaw bii soog a juddu dem ci daara ji am juróomi at ñu tàmbali di wax ak moom ci loolu pour nee nañ ubbi am xelam ndax ñoom jàpp nañ ni diine dafay tënk nit ñi dañoo gëmba te li leen gumbaloo mooy seen pas-pas yi lii may wax nii gouvernement bu Sénégal moo ko liggéey avec 16 sessions yu ñu war a yàq suñ doom yi kon xam ngeen ni bu askan wi taxawee le 23 mai boobu ni lii nañ ko dakkal xam nañ li ñuy wax ñun lii ñuy bañ mën nañ koo bañ mais amuñu garantie ni sunu doom dana ko bañ wala suñuy sëb kon lii moom mooy taxawaay bi moo waral ànd sàmm jikko yi yëkkati benn pétition boo xam ni mboolem kilifa yi ci réew mi yépp signé nañ ko ca seen bopp yi tamit xalif généraux yi ñoo ko njëkk a signé mboole seen ak association islamique Cheikh Makhtar mi ngi koy wax léegi dañuy wax ni lu amul seede baaxul lii ma leen di wan sëñ Babacar Sy Mansour moo ko bind yamul ci signé ko rek moom lii ma leen wan nii sëñ Babacar Sy Mansour moo ko bind Allahu akbar takbir Allahu akbar yamul ci loolu lii ma leen wan nii sëñ Mountakha Mbacké moo ko bind moo ko signé takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir pour wax leen ni Allahu akbar ñun lii ñuy def ak di ko dox du lu ñuy làmbatu waaye tamit askanu Sénégal yépp ñoo ci ànd ak ñun ndax doyoon na sëkk ñu ne sëñ Babacar Sy Mansour de am na lu mu bëggul ci réew mi mën nañoo dóor suñu loxo ci kaamil ni loola Sénégalais yépp danañ ci ànd ak moom ndax lu muy bañ yàllaa tax mu koy bañ lu muy bëgg yàllaay tax mu koy bëgg loola bu ci àndee ak mbokkam ma sëñ Mountakha ànd ci ak xalifa bu Léona Niassène bu Medina Baye bu Ceneba bu Njaasaan bu Laayeen ak yeneen xalif généraux yëpp Medina Gounass war ngeen a xam ni kon c'est tout le Sénégal qui s'est exprimé mbooleem Sénégal yëpp wax nañu mbooleem association islamique yi mboole seen ñoom ñëpp seeni signature mi ngi nii benn bu ci nekk mën naa leen ko wan ngeen gis ko mbooleem ku jiite kuréel ci biir réew mi kuréel gu mbooloo gu ñu xam si ñoom ñëpp seeni signature ngi fii tàmbalee ci xalif généraux yi ba ci mbootaay yi nga xam ne ñoo ngi ci jeunesse bi ñoo ngi ci culture bi ñoo ngi ci sport bi bàyyiwuñu benn segment bàyyiwuñu kenn kon mel na ni lii ànd sàmm jikko yi di wax ñun doonuñu ci dara lu dul ku tàmbali woon ab liggéey waaye askanu Sénégal ñooy ñu ko laaj kon nag lu mel nii su amee danañ xam ni lii doonatul lu ñuy maslaa doonatul it lu ñuy neexal kenn ndax constitution bu Sénégal article 3 bi moo wax ni réew mi bu fekkee am na kilifa bu fi nekk kilifteef googu ci askan wi la nekk kon nag askan wi su fekkee moo jug ni dafa am lu ma bëgg loolu mu bëgg baat ak tontu la war a doon
kon nag looloo waral ànd sàmm jikko yi boo ñëwee ñëpp nga ci fekk muy catholique bi muy ñi aju ci bois sacré bi muy jullit yi mboole suñ ñun ñëpp ñoo ko maase seq te it catégorie socio professionnelle boo soxla yi tamit mi ngi fi ay woroomi xam-xam ñoo ngi fi ay nit ñoo xam ni xam nañu lan mooy am réew lan mooy yoon looloo waral bi nu jógee ñu jaar ci fi ñu war a jaar jokkoon nañ ñi tamit waxtaan nañ ci ak ñi ñu ci war a waxtaanal ñëpp diisoo nañ ci ak ñi ñu ci war a diisool ñëpp muy ay professeur de droit muy ay juriste muy ay ñoo xam nit ay ndaw lañu nekk ca pencum ndawi réew mi moom ngeen di gën a xam waaye wolof ngombalaan lay wax bi ñu noppee ci loolu am na lu ñu proposé ñu koy wax première mouture waaye bi ñu ko bindee ba pare xam ngeen ni ànd sàmm jikko yi bi ñu waree ci position de principe lañ woowoon askan wi ñun bëgguñu fi ngóor jigéen ñëpp ni bëgguñu fi ngóor jigéen ñu jébbal leen pétition ñu signé ko kon bi ñu tëggee loi bi ba pare nag dañoo daal di delluwaat ci askan wi delluwaat ci kilifa yi looloo waral tey jiit liy expliqué tey ñuy def conférence de presse bi pour wax ak askan wi parce que dañuy wax souvent ni nul n'est censé ignorer la loi loi nag bala nga koy ignorer di ko ñàkk ignorer day fekk en amont puisque ci sa kaw lañ koy teg yaa tax ñu koy jëli tamit nga xamoon lan la ak lu ca nekk te loolu it mooy démarche bu révolutionnaire bi nga xam ni moom la ànd sàmm jikko yi jëm nga xam ni jëmmi loi bi bala ñu koy bu assemblée danañ ko wax ak askan ni neen lii moo ci nekk def nañ ko aussi ak kilifa yépp ba kenn ku ci nekk nga am retour wax ñu ci sa xalaat wax ñu liñ ci yaakaar ni war nañ ko ci dolli wax ñu tamit li nga yaakaar ni war nañ ko ci wàññi bi ñu dajalewaatee xalaat yooyu yépp ñu dolli ko ci biir li ñu bindoon wëlbatiku nag dem ci député yi ndax ñoom kat ñoom la yoon may ak ki jiite réew mi maanaam exécutif bi ñu mën a jaar ci aw yoon wala ubbi bunt boo xam ni dana jur loi bu dee exécutif bi muy projet de loi bu dee législatif bi muy député yi muy proposition de loi kon ci noonu la ñu doxee bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn ruq yépp dugg nañ fi ndax réew mi ñépp a ko moom boddee gi nga xam ni nag daf fi am boddi googu dama yaakaar ni jot na ci mu jeex jot na ci mu dakk boo demee ci article 28 bu constitution bi Sénégal tey dañ ni nous sommes quasiment 17 millions maanaam fukki millions ak juróom-ñaar lañu ci ay nit doomu aadama waaye képp koo xam ni demoo ba tubaab bi nàmpal la ba nga fer ba mën a wax français man koo bind mënoo jiite réew mi kon wax nañ ni tey jii bu fekkonte ni maam El Hadj Malick mi ngi fiy dund mënta am kaddu ci réew mi ndax jàngul ci tubaab yi wax nañ ni tey bu fekkoon ni Thierno Souleymane Baal wala ñi ci des wala ñi ci des donc loolu muy disposition bu discriminatoire ñëpp di doomi réew mi ba noppi ñu ni ku tubaab bi feralul mënoo jiite réew mi maanaam fan la ëllëg réew mi jëm yow yaa koy wax waaye faaw nga dem ci tubaab bi ba mu feral la ba pare mais c'est discriminatoire lu garaaw la maanaam sëriñ daara sii jàpp nañ ne xamuñu lu baax mënuñoo taxawal lu baax moo tax ñu settee leen ci loolu ci disposition boobu ñun nag moo tax bi ñu jógee ñun dem nañ ci ñi jàng tubaab dem nañ ci ñi jàng ñëpp ndax danoo jàpp ñun ni Sénégal ñëpp a ko séq kon lu ñu war a diisoo la amu fi citoyen à part entière ak citoyen entièrement à part amu fi kon loolu bi ñu ko doxee waxtaan ci ak député yi am ay député yu bari yoo xam ne jóg nañ taxaw ni ñoom dañuy ànd ak ñun liggéey bi et c'est l'occasion ma profité ci ndokkeel député yi may bëgg a wax muy honorable député Mamadou Lamine Diallo mësul jóg di taxaw ànd ak ànd sàmm jikko yi ci combat bi honorable député Cheikh Bamba Dièye honorable député Moustapha Guirassy honorable député Aliou Souaré
ñoom ñeent ba ñu tàmbalee ba léegi non seulement waxuma pare gu ñu pare ñoom ñoo koy porté du kenn rek a koy porté ñoom ñooy porté proposition de loi bi waaye boobu ba léegi fu ñu dugg ñoo ngi ànd ak ñoom ñoo ngi diisoo du ñu ménager seen effort aussi pour ànd ak ñun ci lii. noonu yi tamit la amee ay député yoo xam ni ñoom acquis nañ à la cause pare nañ tamit pour ànd ak ñun xëñ na seen emploi du temps moo xaw a xat waaye jox nañu seen kàddu bokk na ci l'honorable député Ousmane Sonko bokk na ci l'honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké bu bokk gis-gis souvent damay jaawale nuri mook frère am bi waaye bu leen fàtte mukk ni bàyyiwuñu benn segment ci ñi politique dem nañ ci Benno Bokk Yaakaar jotal nañ bataaxal l'honorable député Aymerou Gningue l'honorable député Cheikh ki jiite groupe Liberté et Démocratie aussi beneen kii Cheikh Abdou wala Cheikh Bara Dolly moom aussi saisir nañ ko mais ñoom ñaar ñëpp kenn tontoogu ci ànd sàmm jikko yi kon loolu ci boppam moom mooy fi nga xam ne toll nañ ci te ñu am obligation ci informer aussi askan wi waaye ba tey loolu ñun taxul ñu bàyyi jaare nañ ci seen parti yi muy Benno Bokk Yaakaar muy AFP muy APR muy PS muy mboole seen ñoom ñëpp dem nañ ci ñoom saisir leen jox leen document bi ni leen pare nañ pour waxtaan ak yéen ñoo ngi leen di déglu noonu lañ ko defee aussi ci opposition bi noonu lañ ko defee ci ñëpp ndax jàpp nañ ñu li nu jàpp mooy Sénégal ñu ñëpp a ko bokk rawatina ci question boo xam ne nag question de société la kenn ku ci nekk am ci cër am ci wàll. kon nag ginnaaw doxal nañ lii lépp ñu am ñeenti kàddu yu ñu bëgg a yëkkati kenn ku ci nekk ak ko moom yéen député yi yéen sunu mbokku député yi yéen a ngi taxaw ci jàkkaarloo ak ñetti warteef ñetti responsabilité yoo xam ni dafay gàllu ci seen kaw benn bi mooy bi dox seen digganteeg askan wi nga xam ni lii ngeen doon tey ñoom ñoo leen ko def wala boog ñoo leen ko jox beneen bi mooy kenn ku ci nekk ci yéen ak tëraayu bàmmeelam ak xelam ñu bàyyee ko ak moom bu tëddee ba guddi mu seet lii nu ko yónni woon ak li mu ci waroon a taxawe ak nan la ca taxawe waaye bi ci mujj nag te kenn ku ci nekk war koy bàyyi xel mooy kenn ku ci ne nga xool sa digganteeg bis bi malakal mawti di jël ci sa ruux kenn ku ci nekk ci yéen ngeen bàyyiwaat xel bis bu ngeen tëddee tëraayu bàmmeel ñëpp suul leen bàyyi leen fa kenn ku ci nekk ci yéen bàyyiwaat xel waxtu wi muy taxawu ca péncum yàlla ma borom bi taxaw nga war a leeral acte bi nga posé woon. loi bi nga xam ni moom lañ leen di indil lu nu ñor la loolu bëgg nañ ngeen xam taarixu réew mi ci wàllu ngomblaan jafe na lool ñu gis lu demee ni am ci askan wépp jógandoo ni dañoo bëgg nangam kon bàyyi fi li nga xam ni dafay yàq askan dafay yàq jikko waaye dafay yàq am réew bàyyi ko mu yaatu ci biir réew mi mënees na ko méngale ak war askan wi war réew mi waaye war maam yi aussi ndax du ndono lii lañ ñu fi bàyyi sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo bëgg loi bi te santaane ko ñoo ngi ubbi suñuy bët di xool kenn ku ci nekk nu mu ci taxawee danañ ko gis ku ci taxaw ànd ak askan wi dana ko gis te dana ko xam waaye ku ci wan ginnaaw askan wi tamit tànn ànd ak i lobby askan wi tamit dana ko xam collectif bi def na wàllam ci liggéey bi doxal nañu ay jéego ñu koy wax processus
boo xam ne tey mi ngi agsi ci ñu war a jël proposition de loi bi déposé ko assemblée nationale. kon nag waxtu ñun ñëpp ñu taxawaat feddali suñuy laxasaay agsi na ngir ñu mën a adopter loi bi muy dox ci réew mi. sénégalais bu nekk nag moo xam góor la moo xam jigéen am na cër bu mu ci am na lu mu ci war a def ngir ñu am Sénégal bi boo xam ni Sénégal googu ñun ci lañu juddu Sénégal googu lañu donn kon amuñu droit jox lu yées sunu njaboot. faw ñu jóg gën a xereñtu faw ñu jóg gën a xóotal xalaat yi ak xam-xam bi ba noppi bañ koo téyete yeete yee sunuy jegeñaale yee sunu njaboot ci li xew waaye yee ñi nga xam ne bokk na ñoom réew mi loolu yi tamit mënul ñàkk ngir ñu mën a àgg ci fi nga xam ni foofu la ñu bëgg réew mi àgg fi ngir ñu mën a dakkal lu bon lu suufe lu ñaaw li nga xam ni tey jii mi ngi law ci àdduna te ñu bëgg koo indi ci biir réew mi fu ñu demee ba doom war a juddu war a am ñetti baay yu góor te jigéen nekku ci fu ñu war a demee ba doom war a juddu am ñaari yaay ak ñaari baay ñoom ñëpp di séyante ci seen biir ñu ni parent 1 parent 2 parent 3 parent 4 fu ñu demee ba jigéen ak jigéen war ni ñoom dañuy takkante góor ak góor ni dañuy takkante ba ci sax pédophilie it nee nañ ginnaaw jigéen ak jigéen dañuy sëy góor ak góor dañuy sëy léegi ku mu neex sax nga changé sa ni la yàlla bindee woon maanaam sa awra ñu nit nañuy bàyyi ñuy sëy xale yu ndaw yi kon ñu am juróomi at ak 4 ans 3 ans ndangam ñoom it ñoo ngi fi mu ne fëgg bunt bi pour ñu dugal leen ci LGBT plus lii dara gënu koo ñaaw lii dara gënu koo bon te xawma ci san suuf lay amee di fa law waaye du doon mukk ci Sénégal gi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. bépp pexe ak bépp yoon bu ñu mën a am warees na ko amal ngir àgg ci lii ñu bëgg te loolu rek mooy li war a am te incha allah yi tamit mooy lii am. campagne électorale bi occasion la yéen ñëpp xam ngeen ni fii ñiy faral di laaj suñuy baat léeg-léeg sax ñu dugg ci car rapide fekk ñu fa di diisoog ñu nag di waxtaan léeg-léeg ñu fekk ñu ci terrain football bi ñëw toog léeg-léeg ñu naanandoog ñun li ñuy wax 3 normaux yi jàpp caayin léeg-léeg ñu def ak ñun yu baree waaye bis bu ñu faloo ci nga leen di noppee gis ba ñu dellusiwaat léegi ñoom soxla nañ ñu. ñu nit dañ leen a soxla kon nañ leen wax suñu soxla élection yi occasion la ci waaye bu leen fàtte ni yéen député yi ñoo ngi war a yeesalaat seen barab boobu kon askan wi nañu bàyyi xel loolu ndax ñun suñu ndaw yii ñun lañ fi nekkal wala keneen lañ fi nekkal waaye yemul ci loolu yi tamit askan wi danañ bàyyi xel ba ci ni ñuy tànneekoon sax président ndax li daan xew ci réew mi moom loolu dafay soppeeku xam nañ ni réew mi askan wi moo ko moom kon dootuñu tànn mukk suñu mbindaan ba noppi muy toog ci suñu kaw bopp li ñu bëgg ngeen ñu defal wa illaa ñu wan leen ni réew mi askan wi yépp ñoo ko moom. ci kilifa yi diine yi ñoo ngi sàkku ñoom ñi nga xam ni ñooy kenoog réew mi ñoom ñi nga xam ni ñooy ñi nga xam ni ku jaaxle ci ñoom nga daw dellu ñoo ngi sàkku kem seen kàttan lin nu jàppale ñu dolli ñoo jàppale ba seen signature yi nga xam ni engagé nañ ko kenn du ko neenal te bu ñu leen waxee ni du neen it loolu da ngeen xam ni du neen ndax du lu soog a am ci réew mi xam ngeen ni 1971 kilifa yi fi nekk yépp seeni kilifa amoon nañ fi taxawaay waaye terewul dañ koo neenal ci code de la famille bi. en 2010 tëggaat nañu beneen projet de loi boo xam ni moom mooy code de statut personnel am député bu ko porté ñu déposé ko à l'Assemblée nationale loola fi mu ne ma nga ca terwaale mbaa attaayaa nañ ko ba tey loolu nag la ñuy wax ni moom dootul amaat ci réew mi
réew mi ñun dañoo jot suñu bopp dañoo denc ngàllo bu yàgg réew mi ay jaam nekkuñu fi ay gor ñoo fi nekk réew mi ay nit ñu jot seen bopp ñu moom seen bopp ñoo fi nekk réew mi ay nit ñu am responsabilité am taxawaay ñoo fi nekk réew mi ay nit ñu ndono lu rafet te sell te kawe ñoo fi nekk kon duñu nangu kenn koo xam ni xamuñu fan nga bàyyi ko nga ñëw nga naan ñu jigéen nii lañ ko war a traité góor nii la war a taxawee seen doom waru leen koo traité nii di invité presse bi aussi xëy na waxuma ko ci français ci ñu gën ñu jàppale ci loolu Union européenne ñoom ñooy ñan ba war a ñëw Sénégal di fi def un rapport genre 2021 naan ñu soppi leen seen code de la famille bi notamment article 111 112 116 285 bu góor ak jigéen àndatee sëy taqale ko am walla ku góor ki gaañu ñu ne lan moo tax jigéen ji di tënc mais ñii dañuy fontoo walla lan moo tax jigéen di tënc te góor du tënc waa Union européenne ñooy ñan ñun Sénégal est-ce que mas ngeen a gis kenn ci gor yu baax yii kenn mas a jóge fii dem Europe naan leen bon yéen ni ngeen jàppe jigéen du nii bàyyi leen góor ñi ñu tànn di am soxna yu bari ni ngeen di defee miraas du noonu seen code civil bii baaxul mas ngeen a gis ku ko gént waxuma ku ko ñemee def mas ngeen a gis ku ko gént laa wax li may wax ni lu sérieux la dama ne est-ce que mas ngeen a dégg ku gént loolu rek laa wax mais ñun ñemewuñoo gént loolu ñun ba noppi ñoom ñu ñëw di ñu imposer fi mu nekk nii naan nii ngeen war a dundee souvent dafa am fu ñuy daaneel léeg-léeg suñu waa réew mi boo waxee ñoon la genre la non genre mooy ay construction sociale la léegi jigéen liñ ko assigné wu mais ñoom ils nous emmerdent ñoom ñooy ñan ba bëgg ñoo wax jigéen nii la war a def góor nii la war a def bu yemoon ci loolu rek ñoom amuñu ci sañ-sañ amuñu ci droit dañoo daje kon nañ ñu respecter li ñu nekk parce que ñun dugguñu ñoom ci li ñu nekk kon loolu ñoom nañ ko xam te presse bi aussi yooyu dañ koy war di bàyyi xel parce que seen rôle premier wax dëgg yàlla informer la wax dëgg sensibiliser la mais éduquer la aussi te askan wi ñoo ngi seetaan ñu leen di nax ci yu bari yoo xam ni tey yéen a war a jiitu ci liggéey boobu fexe ba doon ay piliers yoo xam ni kenn du bët réew mi di fi indi lu bon. voilà bu góor ne moom mooy tànn polygamie kon jigéen aussi moom war na mën a tànn ni moo damay am ñaari jëkkëri nangam mais yëfi dof yooyu mooy lan ñuy xaar nag ci président de la république moom mi nga xam ni moom mooy kilifa réew mi moom mi nga xam ni yàlla dogal na moo nekk ci suñu kanam moom mi nga xam ni askan wi tamit ñoom lañu tànn jiital ko ci suñu kanam moom lañ séentu ci moom mu aaral ñu suñuy valeur suñu mbaax suñu ndono ci moom lañ ko séntu ñoo ngi xaar su fekkente ni moom mënta jóg gàttanuñu xam na ni assemblée ba majorité mécanique moo fa nekk kon ñoo ngi koy wax mu wax ak député yi ñu taxaw ci soxla askan wii soxla si nga xam ni dañoo bëgg loi buy criminaliser mbirum góor jigéen na leer ñépp ni réew mi di réewum gëm réewu pas-pas am ndono lu rafet ci jikko ak ci aada am nañu ko dëkkee ci aw góor aku jigéen te ñoom ñoo gën a lëng maanaam ñoo majoritaire te ñoom ñëpp am nañ taxawaay te jekk nañu taxaw nañu fi mu nekk nii ci lu mu laaj ngir combat bi li ñu bëgg ñu am ko danañ ko def incha allahu rabbi ngir réew mi di des di doon la mu doon di des di ëmb la mu ëmboon ba tey jii bu ñu ko yokkul amuñu sañ-sañ ci wàññi ko. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. Allahu akbar. Allahu akbar.